internautes yeeg xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen remercier ci seetaan bi ngeen di seetaan taamu ko télévision Futur Média. Bienvenue dans votre émission L'Oeil du Tigre comme ni ñu koy defee tout le temps miin ngeen ko bientôt incha allah ay changements yu doy waar dinañ fas yéene am waaye léegi rek dañ koy xaw a baaral rek def ko ba mu gën a neex parce que suñu sport national la ñuy càmbar à chaque fois durant cette émission et tout le temps ñun fii télévision Futur Média dañuy bëgg di ci àndandoog l'expert dañuy bëgg di ci àndandoog ki nga xamante ne xam-xamam da cee màcc bu baax a baax dañuy bëgg sujet bu ñu fi mën ci am ñu traité ko de A à Z ngeen mën ko xam décortiquer leen ko te doo leen sonn benn yoon donc je suis avec le champion je suis avec l'expert escalité comme tonton Mbaye Fall ni mu koy waxee mon consultant dalal ak jàmm bonsoir. jàmm sama jarbaat nga delloo nuyu. di ziar bu baax duñu fàtte mukk nuyu Sénégal bi nga xamante ne fi ñu taxaw nii nuyu diaspora bi fàttewuñu kenn nuyu suñu mbokk mbër yi nag asalaamaaleykum. merci beaucoup mon consultant alors tout de suite on passe ci li nga xamante ni moom mooy sommaire bi ndax ngeen mën a xam li leen di xaarandi durant cette émission. ñu daal di njëkk ak li nga xamante ni moom mooy métier tànn nañ mbër bu xarañ bu tudd Jordan ñu daal ci teg li nga xamante ni moom mooy résumé lamb arène Adrien Senghor buñ ci jógee ñu daal di jàll ci suñu premier jël tànn nañ ki nga xamante ni moom mooy ambulance parce que yéene daje ak armée buñ ca jógee ñu daal di jàll ci zapping avec tonton Mbaye Fall buñ ca jógee ñu daal di jàll ci suñu ñaareelu jël bii nag tànn nañ ki nga xamante ni moom mooy bébé Bismi moo doon daje ki nga xamante ni moom mooy Ronaldinho buñ ca jógee ñu daal di teg extrait inauguration nouveau siège BICIC. mon consultant ñun tout le temps dañuy bëgg di innover di indi lu bees di indi loo xamante ni chaque bu ko sénégalais yi di seetaan dañuy consommer li nga xam ne mooy am dëgg ci làmb ji dañ leen di bëgg à chaque fois di def lu gën a rëy di def loo xamante ne buñ koy seetaan dañuy kontaan donc tonton Mbaye Fall ci loolu lay dox matin midi soir je veux juste dire no comment seetaan leen lii di waaj a ñëw. ngir tàmbali 5e saison bi TFM ak L'Oeil du Tigre moo leen di may lu bees dàq ci seen rubrique seen champion. benn jeu bu jéggi dayoo foo buy boole ay candidats yu amul fenn ci wàllum làmb. ay neexal yu dul nag ñu ngi leen di xaar ci jeu boobule lu kenn mësta gis ci wàllum làmb. L'Oeil du Tigre seetaan leen ak xel bu dal. mon consultant alors naka nga gisee li nga xamante ni moo jàll léegi fas yéene ñëw dal ci suñu mbokk téléspectateurs yi. macha allah Fama wala defe ne waxtaanu ndax borom kër. le père fondateur de cette maison. fu bëgg ko innover. waaw fu bëgg ko innover loolu lay def moom fu bëgg ko chuter. waaw fu bëgg ko yéeg. kon bon ñun tam dañuy yéeg rek. yéen a ko gisandoo ak ñun en même temps des na. raw li très bët bientôt incha allah. mon consultant ñoo ko gisandoo alors tout de suite dañuy daal di enchaîner ak suñu première rubrique tànn nga ki nga xamante ni moom mooy Jordan alors Jordan di mbër bu xarañ boo xamante ni yàgg naa def ay jalooreem yàgg naa def ay preuve am ñu tànn ko tey ci métier sama doom baay Sidat Thioune fas yéene doxantu fi nga xamante ni fa la Jordan nekk pour xool ban métier la am lan nga ci bëgg a wax bala ñu leen découvrir métier waaw déjà Jordan rek dañ ko namm. waaw làmb namm na ko. géew namm na ko. CNG namm na ko. bu baax même moroom mbëri mi bëreel namm nañ ko. pourquoi ces combats sont des combats yoo xamante ne ay combats yu rythme la. Jordan nag macha allah boo ko xoolee. da nga gis mu nekk taay boo xamante ne lu koy teree nekk mbër laa gisul. waaw il tarde à venir nag. day am nag ci carrière. salaamaaleykum nekk champion ñii dem ba ki digg bi nekk champion mais moom nag fi mu toll nii nag ak champion diggante ren ak déwén bu ko confirmé woon rek mooy xamante ci Jordan dara bu ñu fàttali nag c'est le vainqueur de Boy Nar. encore c'est le vainqueur aussi de Forza bu écurie Fass daan Boy Nar daan Forza ak ñeneen ñoo xamante ne. li muy xaju fi nekkoo ku ndaw. maintenant nag gars yi dañu ragal a bëre moom aussi dañ ko dafa jar a wax ah Fama am na ci mbër yoo xam ne gars yi dañuy di moytu ñi moytu nag lim leen dafa xaw a jafe. parce que Jordan boo ko xoolee amul lu ko wutale ak les grands champions yi fi nekk war na peser dans les 130 kilos. am na à peu près lu mat 2 mètres et encore mën na bëri mën na xeex. mais am chance am combat exprimé wu moo ko jafe ci defet la jógee nag dañ koy souhaiter rek mu am combat revenir dans l'arène jógaat bokkaat ci gars yi yéene nañ la ko te li ñu wax ni suñu xol lañ ko tibbee dañ la ko yéenee aussi noonu lañ ko yéenee yéen mbër yi donc Jordan bal bi mi ngi sa camp na la promoteur yi seet si jox la combat nga toogal sa xaftaan bëre won ñu la nga daan won nga ñu sa métier boucher. tonton Tafa xam nga lu may neex man ci rubrique métier découvrir mbër mi corpulence am macha allah lan la war a mën a def ci ginnaaw à part mbër bi nga xamante ne moom la ñu nekk ci ay professionnels te j'en suis sûr que à chaque fois bala ñoo teg métier nit ñi dañu bëgg a xam Jordan mi lan la doon liggéey avant.
Jordan nag li mu doon ñu ci tuuti bala ma ko tegal mbokk Jordan li mu liggéey avant moom mooy boucher. maanaam D'accord. day jaay yàpp. c'est-à-dire mun nga jënd sa nag. waaw. mu daggal la ko Dëggantaan. mu reyal la ko. lewatal la ko boog au moins pour ne pas dire rey. feesal la ko. Waaw. toggatal la ko morceau par morceau. Oh. jox la ko ni nga ko bëggee. ki kay force am bi ci loxo bi maa ngi koy doog a day comprendre. obligé nag xam nga nag nañ ñeneen ku la fees loo moo la yàppaloo. Waaw. donc nag Jordan nag bu mu rey. Waaw. presque boo moytuwul le quart moo koy lekk. moo tax ngeen gis ko nii mu nekk benn bulldozer macha allah am taille am gabarit am doole ku mel noonu nag moo tax combat am jafe ci laa ñëwaat noonu nii rek. donc nag pour wax téléspectateurs yi que ne Jordan non seulement mbër la day bëre mais profession moom mooy boucher. te boucher kat Fama soxla nga ko. soxla naa ko Mbaye Fall mi toog soxla na ko. man de est-ce que xam nga ni dootuma jëndati ndawal ca foofu ca Seras. dama seeti Jordan. Ay, Jordan on va- Fama dina ñëw nga toppatoo ko ah. Inch'Allah. maa ko yebal nag. on va regarder métier ak Sidath Thioune dellusiwaat ci plateau bi. yaa ngi ci kawam ay laaj booy yi léegi booy yi naan ma gars yi na nga génn affaire yooyu mais naka bagage yaa ngi ci kawam oui man daal affaire yi laa doon gérer comme d'habitude rek oui xaru ndawal quoi pour gaal bi quoi oui ñu dem ci biir ah bi mool na oui bi lu muy jar kilo ma ak man non sa waay man jënduma sa waay moo may gérer man lu ma soxla rek moom laa ñëw mu gérer ma su xoolal rek sa waay baaxee rek nga jaay ko oui gëbadal fii la Jordan di liggéey. fii lay liggéey waaw. ah alhamdulilah bu nekkee xale ba ni mu nekkee mag yëpp fii lay liggéey. xanaa yaa ko ci yar lamb ji rek fii la maa ko yar. ah yaa ko yar. ay magam sax maa ngi yar. ah alhamdulilah def naa fi ñeent fukki at ak juróom. ah. waaw. salaamaaleykum. am na ku lay seetlu. salaamaaleykum. ah mais champion baa nekk nii de ah. alors. Jordan na nga def. ça va bien. baa ngi ci jàmm. mais wër naa fi naaj bi tàng bi vraiment fu ma laajte rek ne ma naa avancé voilà il fallait que nag tey nu ñëw teew ñëw xool vraiment liggéey bi lan la quoi. yaa ngi ci jàmm. man ba ma duggee fii nag laa fi gis fas xar ak bëy kon daal mën nañ wax ni yow daal yow moom feeskat nga. fii daal lépp a ngi fi daal loo yaakaar mu ngi fi daal. kon daal bu ñuy wax boucher dëgg daal. waaw fii la mooy Jordan. waaw fii la nekk. boucher éleveur tout lépp loo bëgg daal ñëwal fi daal fii moom xam nga ñun lépp la ñuy liggéey. te lii mooy sa métier mokkal nga ko. yàgg na trop li mooy sama métier lii laa xam nga leneen lu dul lii lam moo ma tàggalee lii. xamoo damay ñëw di dóor waar. xamoo leneen lu dul lii. xam nga leneen lu dul lii. lii rek nga xam. Jordan xam nga damay bañ quoi nga nax gars yi. non. non. ndax entier la mu ngi nii kenn daggu ko sax. te fois bàyyi nii xam nga yëpp a ngi nii ci biir quoi. kon ça affaire bi yaa ko xolli. waaw. ndax bu muy ñëw fii xale bu ndaw la. mënul sëq ci xar. mais vraiment kii xëy na lamb sax moo ko dugal si lii mais normalement da doon élever ay nagu 500000 nagu 600000. bu ñuy waxtaan tuuti si sa ndaw. ndax wax nga ba dugg ci. ba nga nekkee tuut tànk lan nga xalaatoon nekk mbër la wala boucher wala lan nga xalaatoon nekk. waaw man nag bu ma nekkee booy xam nga dama doon football. ah footballeur yi woon. waaw loolu laa gënoon gëm loolu laa gënoon bëgg tamit loolu laa gënoon bëgg xam nga fii moom toj naa ko xam nga. ah bon waaw football fii moom am na lépp fii moom toj naa ko. kon da nga mën football ah. non trop léegi xam nga sama ak poids bi nii gars yi duñ ko mën a gëm quoi mais man football laa xam. ok mais ni may nekkee fii tamit ma am si plaisir bu baax a baax fii moom xam nga dama fi nekk gëm si am plaisir moo tax bëgguma leen quoi. bu ñuy wax dëgg. Jordan. métier bi métti na de ah. waaw métti na parce que di nga dégg lu nekk quoi xam nga Seras rek daral boo ko tuddee rek nit ñu nekk la ñuy xalaat fekk ndeysaan liggéey rek moo fi am ay jàmbaar ñoo fi nekk tabax seen i kër yor seen i soxna yor seen i jaboot xam nga di dundal seen njaboot moo tax yenn saa yi dafay métti parce que wax ju ñaaw yenn saa yi day am mais tamit yaa ngi gëm ne loolu amu fi yow da ngay liggéey comme tey ñu ngi ma fekkee nii may def leen damay liggéey soo sama déguisement waaw xam nga di liggéey kon loolu moo fi am leneen amu fi nag bi neen ma tuddee bii. waaw bi moom mooy Sidath quoi Sidath yi Alaaji Sidath yi ngi nii xool leen Alaaji Sidath ba dee ah. maa la ko wax moom dafa coofe sax. dafa yaru sax ah li gars yi naan coofe roofe saafe doore. mooy bugul dégg saaf bi de saaf bi lay bañ a dégg kon boog coofe roofe. pimenté. bañ a saaf Jordan. gëléem. tey ku la woowoon. na la kaay rendi gëléem. ndax di nga jël yooyu responsabilité. waaw dinaa ñëw ànd sama équipe mais man du ma rendi gëléem parce que sama yërmande moo xaw a débat ci côté gëléem quoi. sa yërmande. waaw moo xaw a débat ci côté gëléem. yow munoo rey gëléem di rey xar di rey nag di rey béy. xam nga gëléem dafa doy waar quoi
ñi xam may wax xam nañ li may wax bu baax a baax gëlëm dafa doy waar te li ma la wax sànq nekk ku nekk moo koy rendi du ku nekk yaay rendi gëlëm mën nga nekk buuse bu gën a mag si àdduna bi doo rendi gëlëm am na ñoo xam ne sax boo bëggee rendi gëlëm da nga leen di fay ñoom ñoo rendi la fii dara lu fii après yow nga fees mbokk yi yegg si neen nag fi nga xamante ni mooy grand place su Jordan fii ci Seras mu mel ni ba ma toogee ni ngi jàkkaarloog sunu baay bi ci gannaaw mu mel ni kon Jordan fi mënu dugal nii fii këram la. Jordan. dama bëgg nga ne ma jàkk te xool ma. tourner rek. nu jàkkaarloo. Jordan. lan moo la gën a naqadi ci sa àdduna loo xamante ni que daf la marqué loo xamante ni que doo ko fàtte loo xamante ni que saa boo koy xalaat sa xel sori lan nga téye loo xamante ni que tey mën nañ ko partager ak yow. waaw li ma bëgg wax moom pour ma wax ko dina diis mais tamit dinaa ko wax parce que xam nga doomu aadama bu nekk rek am nga lu la gën a métti sa àdduna. man lu ma gën a métti sama àdduna loolu sama benn mag la woon quoi mooy ki ma la wax sànq moo tax may liggéey fii. sa mag waaw bu tuddoon moo ngay xam nga dafa gaañu. ñu ngi décédé 2004. oh là là. waaw moom xam nga image am bu ma xalaatee ak xam nga ak ni mu décédé ma xalaat xam nga li ma gën a marqué daal moom la parce que dafa feebaroon xam nga feebar bu gàtt feebaroon mardi xam nga beneen mardi bi ñëw mu génn àdduna feebar bi da ko sonaloon trop diggante bu gàtt te boobu mu ngi doon wax carrément xam nga man sama feebar bi ragal naa quoi damay xam ne lii ragal naa daf may génn àdduna affaire yooyu di wax xam nga benn jour ma guddee tëdd ñoo fekk mu toog si oto bi noonu ma ñëw na xam nga kaay dugg si biir tëdd mu ne ma bàyyi ma toog ma ne ma kaay dugg si biir nga tëdd da nga feebar kaay tëdd mu ne ma noo garaaw kaay dugg tëdd tey moom dinaa nelaw quoi comme fan yëpp mënu leen nelaw mais tey dinaa nelaw mu dugg bu mu duggee tëdd noonu tëdd sama kaw xam nga noonu la ko yàlla jëlee mu génn àdduna sama kaw sama kaw xam nga ñu yeewu xamuñu si dara tamit sama papa tamit yàlla na ko yàlla yërëm moom it yeewu na ma jógal yeeg yi ñu dem fekk dafa am benn dëkk bu ñu ko waroon yóbbu ñu dem faju sama papa bi mu yeew tàngal ko ndox par ma jógal nga yee ko xam nga ma jóg di ko yee xam nga bi ma ñëwee na ko sawaay jógal xam nga benn ñaar ñett ma dee dafa garaaw yàlla xamal ma ne kii dafa dee bu ma ko fekkee ñetti yoon jógul man papa kii jógul de sama papa si leen ñëwee xool ko après ñu woowee beneen pa boobu ñëw ñu ne xaaral ma ne ko xaaral ma julli fajar ga en temps ni may jullee benn rax bay def beneen rax pa boobu dugg si moo noonu kii génn àdduna bu yàgg keroog sama julli bi noonu laa ko daggee tëdd xam nga mu nekk image boo xam ne moom vraiment mun ma ko fàtte quoi image boo xam ne ma gën a métti àdduna loolu waaw boobu laa njëkk a gis nit ku dee suñu kër xam nga loolu dina mu dee sama kaw nekk sama mag mu bokkal ndey bàyyi xam nga loolu daal moo nekkoon loo xam ne xam nga métti woon na ma trop daal xam nga man nag tey wax naa leen lu tax nag tey ma daan waxtaan ba mu yàgg sama xel mi sore man nag wax naa leen. maa ngi ñaanal mbëri Pikine yëpp di ñaan sama waa écurie ba xam si cosaan maa ngi leen ñaanal bu baax di ñaanal écurie yi nekk Pikine yëpp ak mbëri Pikine yëpp xam nga di nuyu sama mag Mouhamed Ndao Tyson maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama baaboo di nuyu mbëri Pikine ñoom Ama Sène gaa yëpp am Ama Boy Niang ñoom Boy Sokh Zedli sama waa écurie ñoom Zoro Alaaj Sey xam nga ñoom Boy Jolof xam nga ñëpp maa ngi bëggee ñëpp daal xam nga bàyyi ma kenn ñoom Mamadi Seras xam nga gaa yëpp bàyyi ma kenn ma kontaan naa trop nag si émission bi tey bu leen neexoon ngeen du nga ñëw si Jordan parce que Jordan xam nga toog na 2 ans ba réewul mais tey seen Mbaye Fall moo fekk sama bunt kër ma toog xam nga mu ñëw sama koñ fa am ku mu fa doon seet gis ma xam nga waxtaan ak man na ma nañ leen invité loolu mu nekk lu may rafetlu bu ñëpp defoon ni yéen kon yaakaar naa dinañ yemale mbër bu daanu ak bu daan lam moom daanu moo fi nekk message may lancé nañ bàyyi mbër bu daanu rek gars yi bu ko xam nga effacé à côté effacé sa nga am sa carrière yaakaar la lamb sonn si trop def si ay at yu bari pour effacé si benn défaite xam nga loolu tam naa sul quoi dañ ko jëf lu rëy ci lamb moo tax ñëpp xam ñu tey mu waral lii maa ngi leen di sant waa TFM bu baax a baax jaajëf li ngeen def ni yombul jaajëf bu ko ñëpp doon def la lamb rek avance seeti mbër yi daanu ak yu daanu loolu la def kontaan naa ci quoi xam c'était l'œil du tigre merci à toute l'équipe technique merci à tonton Mbaye Fall le grand réalisateur hors pair merci mon caméraman allié merci à mon champion borom gëlëm ah borom gëlëm gi ah donc le champion il est là donc rendez-vous très bientôt inchallah dans l'œil du tigre ça a été un plaisir merci à tout le monde rendez-vous mardi prochain bye bye. Merci beaucoup doomu Mbaye Sidath Thioune alors tout de suite on enchaîne avec la deuxième rubrique alors bii nag résumé dañu fas yéenee def résumé combat yi nga xamante ne jàlloon na fi lamb ji nga xamante ne moom la ñu organisé woon arène Adrien Senghor di doon lamb nag combat yu doy waar parce que man lamb yooyu mon consultant gisuma différence bi entre mbapat bi gisuma ko. mooy mbapat.
xam nga mbapat mooy bëre simple pratiquement booy xool. waaw sans frappe sans frappe. mais arène Adrien Senghor nag. dafa yàgg a baaxoo ak saxoo ay mbër li fa génn. ay manga de ñi champion série yi ngay dégg yëpp. kon foofu mbapat rek lañ fay def. lamb simple dong nga fa organisé guñ fa dóor de pourtant c'est possible nag parce que bu ñuy wax lamb rek lamb la mais Adrien Senghor moom mosuguma fàttali ku ñu fa organisé combat dóor combat simple lañ fa organisé femme ba ma cokk assez ci combat simple damay gis sawar trop parce que. pourquoi dama caa jaar ba làgg ca. d'accord doog a dugg ci arène bi attention. kon mbër yu mag yëpp ci mbapat lañ jàll doog a ñëw ci lutte avec frappe. soo ci jaarul day feeñ ci biir feeling ci biir bëre sax day feeñ. ok loolu dégg ñu ne kii dafa gudd rëy waaye mënut a bëre parce que jaarul ci passage bi mooy l'apprentissage. d'accord loolu doonul taalibeem da doon sëriñam. dëgg la champion nag dina am saa mu jaar ci lutte traditionnelle mais ña jaar ci traditionnel ka jaar ci lutte traditionnelle suy bëree ka ci musul jaar rek jàppal ne moo ko mën. day obtenir 90% pour daan ka ci des ka jaarul ci mbapat. d'accord Adrien Senghor nag gis nga xool jël yi fa ama jël yi ñu leen di woon nii dafa nekk ay jël yu extraordinaire da ngay gis yéen ba taxaw dóor ko suuf da ngay gis et puis encore ñu nekk ay bel athlète am doole ngem bi rafet. lépp taxaw vraiment dañ lay sax charmer ñoom ñi nga xam ne ñooy bëri mbër traditionnel parce que démb yaa gis nga rëg-rëg li fi nekkoon yëpp moo ko rafetlu ci bëri simple. léegi nag mu ngi ci arène ba bientôt mu am combat. ñu gis encore aujourd'hui ñu gis ne ren ki fi sampagum dëndëm di teg ndawal moom mooy Caaka Faye. nekk international sénégalais. ñëwaat ci lamb yi ren mu ñëw forme début saison bi. fas yéene bomba de lépp encore en plus Caaka Faye boobu encore mi ngi ci arène bi. amagul gars yi nanguñu sax bëri moom ci arène bi ndax taay ba ak gabarit ba. ak bëri simple ba mu mën. c'est compliqué c'est un peu difficile. loolu daal mooy li nga xamante ne femme moo am ci lutte traditionnel bi boo mënee bëri simple gars yi du ñu sa war a bëri yow. Tidiane Faye ñu ngi koy xalaat combat am day jafe. te pourtant Tidiane Faye ñi la toll. waaye daal ay mbapat. 1m10. pesé wul sax 100 kilos waaye ñi bëri pesé une tonne sax nangu ñoo bëri ak moom. ndax xam-xam ba donc loolu da lay wan ne la bëri traditionnel mooy mën a teg mbër fu foo xamante ne mbër yi gis dañ koy ragal a bëri ak moom ndax caay-caay gaag ñor gaag xarañ ga. c'est clair merci beaucoup mon consultant on enchaîne ak résumé lamb ji nga xamante ne moom moo amoon foofu ci arène Adrien Senghor et on revient sur le plateau. Seexu Tijaan goori binda padi bo xaaduna xaanu inwa dol male rongi xamale o ɓees xabis xabis o ɓees e yàlla xabis xabis o ɓees padi bo xaaduna xaanu ñowa dol male rongi xamale
mon consultant ñu fas yéene jàll ci li nga xamante ne dégg naa ni moo gën a neex mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan muy jëli bi daf leen di neex parce que mon consultant lépp lu nga xamante ne moom moo amoon ci làmb jooju rek bis boobu da koy daal di fësal wan leen cabaxal yi wan leen galgal yi nga xamante ne mbër yooyu xarañte nañ ba indi li nga xamante ne moom mooy résultat kenn daan moroomam bi alors tout de suite ñu daal di jàll ci li nga xam ne moom mooy suñu premier jël tànn nañ ki nga xamante ni moom mooy Bébé Bismi moo doon bëre ak Ronaldinho lu tax nga def sa choix ci mbër yu ndaw yi exactement vraiment ndawuñu noonu sax bu ma kenn kii mais quand même mais c'était un plateau bu riche la woon que des grands combats ñaar ñii muy Bismi Bébé Bismi ak Ronaldinho ñoom ñaar rek bu ñu defoon grand combat lamb gi day fees dell ñoom ñaar ñii ils sont très forts Assane Ndiaye Baol production waaw dafa teg plateau bu riche te ko teg ci yoon 4 ou 5 grands combats la ok aligné leen moo tax lamb ji mel nii dafa fees ba déborder man sax ñoom seeni bëri ñoo ma gën a neex mais ñoo gën a dàq parce que moo bëri action li ngeen di gisee jël bi Fama da ngay gis ne kon kii di Bébé Bismi waaw moo fi di seen wàllu càmmuñ ngemboo ngembul bula li raana nag mbër ngemboo ngembul bula pourquoi parce que dafa jóge ci défaite so dernière saison ñëw pour wonaat boppam Ronaldinho daaw moo daanoon combat bi dàq ci saison bi d'accord moo fi di seen wàllu ndajoor ngemboo ngembul xonq li gisal tànk càmmuñam apulaay ñu dem Vamos apulaay Bébé Bismi tànku ndajoor Ronaldinho tànku càmmuñ jóge Tëngéej kaay baax ñu léewtoo ndaamaa njool nag ngeen xool différence bi balancement de bras jàppante loxo téyante loxo bàyyante téyante loxo mesurante déplacement à droite Bébé Bismi woo na ko à droite ñu téyante ay loxo mais téyante loxo bi apulaay kan lay avantagé boo seetloo dafay nekk ki nga xamante ne mooy Bébé Bismi moo gën a gudd maa la gën a gudd yaa ma gën a gàtt ma téyanteeg yow loxo ku nekk en garde c'est beau mouvement bi ngeen gis nii ba ma suñu dem apulaay accrochage ah là là fii nag li fi mun a wax Fama dafa bari comme lan ñaari mbir dañoo jàppante nga gis ne kon Bébé Bismi mu njëkk a def moom mooy jël loxo ndeyjooram saxal ko ci geño gi nga xamante ne moom mooy geño kii di Ronaldo. mu jàpp dëgër na de. Ronaldo. boo xoolee cër yi dañu gàtt par rapport ak adversaire am. ok moo tax ñu naan ndaama du xëccoog njool. nga gis ne kon Bébé Bismi jàpp na loxo ndeyjooram kii di Ronaldinho jàpp dugal loxo càmmoñ du ko jàpp si geño ko ci ginnaaw mais ba tey rek njool ak ndaama bu ñu jàppee. day feeñ de gis ne kon day feeñ am avantage bu tuuti bu xaw a am njëriñ ci ki nga xamante ne moom mooy ku njool ki. baa wax ñu dem Apulaay à la recherche Ronaldinho li ñuy wax mi ngi recherché pour jàpp ngemb li. finalement jàpp na ngemb parce que Bébé Bismi may na ko mu jàpp ngemb léegi nag maintenant xool Bébé Bismi mu ngi dugal uppercut ci suuf c'est important. ouais. doon nag uppercut bi nga xamante ne dal na ko fii qu'est-ce que ça va faire ñu dem Apulaay voilà il faut que mu def action ah oui il reçoit des coups. maintenant Bébé Bismi a été intelligent. bàyyi na waa ji jàpp ngembam mu jaar ci suufu loxo bi di doon uppercut ba waa ji bougé mu bëtt ci pokotaan bi ça c'est important bëtt pokotaan Fama. dafay nekk commencement wu jeexatal combat. ba pare nag loxo ndeyjoor bi mu téyewoon moom Bébé Bismi ba léegi ma nga fa. waaw donc léegi Ronaldinho non seulement Bébé Bismi moo ko gën a njool ba pare bëtt ko ci pokotaan donc nga xool kon pratiquement tànk yi day fa war a coos. c'est très compliqué donc nga gis ne kon Ronaldinho mu ngi ci position boo xamante ne inconfortable déjà ndaama moo da bëtt ci pokotaanu njool léegi nag njool bëtt na ci pokotaanu ndaama ça devient dangereux ñu dem Apulaay pënd ba wuri na aha Fama nag lii nag mooy yenu ba taxaw wala ñu ne yenu ba biir bu wax ah loolu le président Macky Sall waxoon son excellence parce que Demba Ndiaye yenu ba ci kaw dóor ci suuf loolu fal donc yéen na ko ba ci kaw dóor ko ci suuf nag mais xoolal booy bi bel athlète Bismi nooy Bébé Bismi xool ses tànk xool tànk xale bi macha allah assise bi mu am ak ni mu yëkkatee xool léegi nag Bébé Bismi tànk càmmoñ ba ma nga ca jaww ja tànku ndeyjoor ba ma nga ca jaww ja Bébé Bismi ngi taxaw ci ay ñaari tànkam donc léegi kii nga xamante ne mooy Ronaldinho mi ngi ci air bi parce que kii boo ko sut bët na ko ci bokkataan yëkkati na ko donc day lang mais dafa koy yëkkati nag ba fudd carrément ba vraiment
Mbaye Fall bébé Bismi il est athlétique xoolal ni mu taxawee ak ni mu tegañaas tànk yi ak ni mu tëddee carrément soutenir ko donc gis na kon tànk yi soutien la dos bi dëgër na ba tax mun a nekk nii ci air bi téye ko nii Ablaye loo ñuy wan léegi au finish s'il vous plaît boum ah là c'est beau ah mbokk téléspectateurs yi gis ngeen lii ralenti paf parce que tànk yëpp nanga na ah sama gars yi nag kat gis ngeen ne kon nii nag la bébé bis mi nga xamante ne saison bi ñu tëj daaw defat la yóbbaale noonu la daanee Ronaldinho mi nga xamante ne jël bi gën a rëy daaw moo ko daan jël bu set wecc bu amul benn wala bu xasee ba def li nga xamante ni moom mooy jël bi amul lenn luñ ciy tegaat ñun muy no comment dañ koy bëgg di ko enjoy di ko seetaan bu baax a baax alors mon consultant dañuy daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy une page de publicité del si ci plateau bi. tonton Tafa on va enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy zapping tonton Mbaye Fall moom moo ciy jàll à chaque fois di jël le meilleur li nga xam ne mooy actualité ak buzz di leen ko tegal on va regarder zapping et on revient sur le plateau. nit la comme nit ñi rek. lan la gars yi ñoo ko bañ a jël. ah mais gars yi ñëw ñun ku ñëw baax na. waaw ñun xoolal bañu ñu kenn ragalu ñu kenn. da ngeen di tànn. ku ñuy tànn kan moo fi ne. naa Balla ngeen soxla. ah kooku ragal la ñemewul. waaw. Balla nuru na ragal. parce que Serigne Bamba ñemewul waa ji. ñemewul tabaat. bu ko waroon ne bu ko jëlee suba daan ko mu jël ko ñemewu ko. maa la wax loolu. Balla kay du ragal. xam naa lu ma wax ñemewu ko. mu ne Balla Gaye dafa ragal Tapha Tine. waaw mën na nekk comme loolu la wax kay te mooy entraîneur mën na nekk. kontaan ci liggéey bi ngay def di nuyu ñëpp. ak noo gisee lamb ji. mais lamb ji commencé na à 100 à l'heure mais kooku ñun noo fay njëkk parce que Saliou Bey depuis bi ñu nekkee ci lamb ji dañ ko gis muy bay waaram. koroog bi ma ñëwee Walfadjri dañ ni ma kii léegi par force moom mooy réalisateur bi donc ni ma waxee ni moom mooy réalisateur bi loolu dama ciy kontaan parce que c'est un homme de l'ombre man ak moom noo bokk àtte donc dañuy wax lépp lu Saliou Bey def rek ñun dañ ci ànd. armée jël na ko armée jël na ko armée ngay raam armée ngay raam armée ngay raam jóg na tegal na ko chaise ñoom ñaar kenn daanoogul laay la ambulance bañ nag saa wa ko bëggee yëkkati mu bañ na ambulance bañ na génn na ci ambulance génneer ci armée ngay raam xale ya bañ nanu laay la bon dama ci kontaan trop parce que Papa Abdou Fall sunu doomu ndey la sunu xarit la bon demoon nañu ñun ba génn ci làmb parce que dafa bari woon coow trop ñu retiré woon ñu ne woon làmb daal dañ ci xaw a seet nu ñuy def lu dul ni ñu doon defee année bi yéen a dóor pression téléspectateurs yi dóor pression 2STV pour mu reprendre les manettes pour duggaat ci làmb ji donc Papa Abdou toog waxtaan ak moom ñun ñoo ko yéen a ko dem jëli mu ñëw donc musuñu am problème ak moom. Saloum 2 taxawul Balla Lour ak Saloum 2 ñu ngi xeex Balla Lour di cokkaas ñu ngi xeex ñu ngi rokkas kenn ku ne yaa ngi dóor sa morom ñu ngi xeexu suuf Balla Lour moo ñu woon gannaaw Saloum 2 woon ñu kanam Galla jaa ngi lang Balla Lour koy Saloum 2 koy jël Saloum 2 jël na ko Saloum 2 daan na Balla Lour. Namata de par sa morphologie long segment supérieur et inférieur oblige Bindigo à prêter le flanc position basse et du flanc droit Namata procède par un hanché impeccable c'est le style Habli. léegi nag il faut ngeen dem yeneen secret ngeen wutaat yeneen affaire ngeen dugal ko ci làmb ji dina arranger promoteur bi arranger sponsor yi aussi il faut que ñu bañ a dagg seen loxo yi de l'épaule parce que sponsor ay 2 millions 3 millions sur des combats yoo xam ne jar na ay centaines de millions ñu ñëw bëgg fangaaral ñu gis leen bëgg kii pour donner des miettes loolu war promoteurs yi ñoo ko war a jëkk bañ et bon je pense que année bi xëy na
am ñaari sponsor yu dëgër moo gën am 150 sponsor ay cuune yoo xam ne ay 1 million ay 300 000 la ñuy joxe amul sens. voilà donc yaakaar naa ne yàlla dina leen jàppale dina leen dimbale ñun daal ñu ngi seen ginnaaw dinañu seetaan dinañu seet affaire yi naka lay doxee. De la chute d'un ancien champion d'Agadez, Lamine Oumeidaba qui quitte la course au sabre face à un jeune lutteur, Aziz Amma, qui a tenu tête à Oumeidaba. À 1 minute de la fin du combat, Lamine tente une offensive, mais ses vieux muscles n'ont pas répondu. Mais en revanche, Saleh Daouda, plus réaliste ce matin, n'a pas mis du temps à terrasser son adversaire. Saleh Daouda, Maman Baba et Rabiou Abdou demeurent. Ambulance doon na door Armé li mu joxe ci premier round bi bari na Armé jëlaat na Armé jël na tànk ba Armé jël na tànk ba assurance bañ na bopp ba combat ba jeex na. am na benn avertissement yaakaar naa ni dañoo yaakaaroon ni lamb ji dina gaaw mais mën naa yéex. lamb ji mën naa yéex benn Xaadim parce que ñoom ñaar boo leen seetloo yi Nokia li mu ëppee Brise de Mer bariwul te lii problème bi. Nokia Brise de Mer jël na ko Brise jël na ko Brise jël na ko Brise de Mer daan na Nokia Brise de Mer daan na Nokia. Tawa sur une très belle finale. C'est Yahya Kaka, comme vous le savez, de l'écurie de... Saloum nee na ko doo ma touché combat bi neex na de Saloum door na Valdo dugg na Valdo jël na ko Saloum door na ko Saloum is back ñoom ñaar ngay xeex mais neex na de li ngeen def neex na xeex leen ko rek ma koy wax Saloum ak Valdo. ayca Max bu ñu xoolee diggante Saloum ak Valdo combat bi yàgg na. alors mon consultant gis nga li nga xamante ni moom lañ tonton Mbaye Fall defal ak zapping lenn rek moo ma ci neex dama bëggoon juste xam lamb yi nga xamante ni moom mooy am sous région bi. comme Niger et cetera pays yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. lan mooy différence bi ak suñu lamb est-ce qu'ils ont les mêmes règles moom la ñuy appliquer est-ce que ñoom ni ñu jëlee lamb def ko suñu xëtaru xol mu nekk suñu sport national est-ce que ñoom noonu lañ ko def. Fama loolu dinaa ci soog a tontu pourquoi ma soog a tontu moom mooy la lutte traditionnelle. mooy sport africain. lutte sax dañ ne lutte moom mooy premier sport au monde. dañ ne boo ko weddee jëlee ñaari xale yoo am ñetti weer teg leen ci benn lal li ñu njëkk a def mooy accrochage. bu soobee jàppante defante yoo xamante ne dafay naturel donc la lutte sport la boo xamante ne sport yi gën a màgget ci sport yi la bokk. maintenant nag ni mu xewee Sénégal nag amu ko fenn ci àdduna nag ci gàttal. ñun dañu fonk suñu mbir Sénégal lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche yëpp. boo tëggee la mu fees. donc nga xam ne kon Sénégal nag ñu fi melu ko feneen. mais Niger dëkku làmb la. dañuy def li ñaan sabre en or. boo déggee ñu wax sabre dañ koy def tous les ans am kenn ku ko jël. ku ko jël état bi da koy jëndal kër jox ko oto jox ko jaasi en or sabre en or lañ koy wooyee te bu ko jëlee benn yoon. en suñu mbëri duñ daw dem tuxu Niger. bu ñu demee Niger duñu qualifié su booba parce que loolu moom Nigériens yi donc ñoo koy bëri seen biir. comme drapeau chef de l'État fii rek. il faut que nekk Sénégalais quand même pour mu ñëw compétir ko. drapeau chef de l'État ça se passe comme ça aussi ici. ça se passe tous les ans une fois. am na inspiration léegi dañuy am kër am yooyu yëpp. non di nga am xaalis mais kër ak yooyu àgguñu fa xëy na nag avec le président Macky Sall. tout sera possible avec lui hein. voilà maintenant li ñu mën a expliquer moom mooy bëre ba fa xew. bu ñu fàttaliku ay langa-langa. ay Idé Omoro ay champions yoo xamante ne bokkoon naa ñoom génération. man Fama aussi j'ai fait le Niger. demoon naa inauguration drapeau le président Séni Kountché paix à son âme. ndeysaan. bi ñu koy inauguré ci laa njëkk a dem Niger ñu def fa làmb et puis encore li gën a extraordinaire moom mooy seen làmb. le matin la 9h. du guddi. alors 9h ci bëccëg ñun dañoo yeewu fajar dem futi ngi ñëw. ñu ngi lam di commencé le temps que ñu ndekkee toog di récupérer ji 9h ñu dem compétir yi mu nekk jour ordinaire en plus ñoom nag dañ koy def seen dëkk yi tout le temps et le grand champion bi doon Yakubu daan ñëw tout le temps sur le plan international saa bu ñëwee dafay final. bu ñàkkee final rek mooy daje wala dafa daje ak Sénégalais mais tout le temps mooy le meilleur lutteur nigérien. macha allah dafa perdre. sabre bi moo ko yore woon léegi nag keneen moo ko daan jël ko donc noonu la àddina demee comme roi des arènes fii rek kii ko jëloon fii la baa ngi gën a gudd.
chaque fois da nga koy jël kenn jël ko si ñoom. Ouais. donc pour war na Niger rek à part Sénégal mooy Ñoom it meilleur bëgg nañ. deuxième Sénégal mooy premier les meilleurs sont les Sénégalais. au niveau africain ñu ci toppaat nag les deuxièmes moom mooy Niger tout le temps moo tax ngeen di gis final Sénégal Niger CEDEAO final Sénégal Niger tournoi tout le temps rek ñoom ñaar ñooy final. ok donc loolu nag mooy importance bi merci à Mbaye Fall nag mi nga xamante ne dafa toog devant sa télévision di zappé ba am Niger jël leen ko complètement wala leen ci quelques zapping mais intégralité bi dinañ ko wan dans nos jours à venir incha allah. incha allah merci mon consultant ñu daal di jàllaat ci suñu deuxième jël ñi nag macha allah ay mbër yu xarañ lañ ay mbër yu ñu xàmmee ci li nga xamante ne moom la ñuy def à chaque fois muy ki nga xamante ne moom mooy ambulance ak armée ñoom ñaar nga tànn. ambulance. écurie bokk gëm sa waajur bu Thiès moo fi seen wàllu càmmuñ ngemboo ngembul weex li toftal ci téere yu xonq yi armée benn baraak nekk seen wàllu ndeyjoor giital tànku ndeyjooram ngemboo moom tamit ngembul weex li takk téere bu xonq bi ci loxo bi ari bi nekk seen diggante nag bëgg siffler combat bi ba mos ñu dem ari bi siffler génn seen diggante ñaari pied droit ñii léewtoo gis nga ki mbër mi nga xamante ne moom mooy ambulance ni mu daggetaay bi wàcc wut si ko sànni li ñu naan un crochet crochet bi boo ko sànnee ambulance du dal parce que coup de poing dafay ñëw direct bu ñëwee direct waaye mën na ko chasser peut-être mais bu ñëwee en circulaire rek moo tax armée yëkkati loxo bi rek mu dal fii ba pare sa position tànk yi tamit à désirer benn bi ak benn bi ki dañoo sori trop moo tax coup bi nga sànni sa adversaire pare ko ba pare nga xàccaat feneen encore droite il faut être toujours en garde quand on donne un coup de poing. ba ñu dem Apulaay voilà armée da ngeen di gis ne waajee ko sut waajee ko ëpp moom ambulance lan la soxla woon ci combat bi song adversaire am donc song na adversaire am nag am nag li nga xamante ne nag dafa jafee am nag. jàpp na suuf bokkataan benn loxo bi mu ngi jëm si ndigg li waaye nag da ngay gis ne ba tey nag adversaire am nelawul contrôlé na ko moom ki nga xamante ne moom mooy ambulance jàpp tiim na adversaire am bëgg a sëq ci gaño gi bëgg a sëq devant ak derrière tiim ko carrément loolu tam da ci wan ne ba tey mbër mi nga xam ne ambulance dëkk Thiès mbëru tànk la mbëru mbootkat la loolu laa gis ci combat bi vamos ñu dem mu sañaxal ko daw ak moom nga gis ne fii armée dawtal na adversaire am ba sukk ñaari oom yi lii la ñu wax nag lutte au sol kon Tapha Gueye ni mu doon ko waxee wala combat au sol c'est ñaari yoon mi ngay raam di bëre dafa gën a am avantage moom armée parce que non seulement adversaire bi moo ko sut ba pare moom armée mu sukk ñaari oom bi donc adversaire bi da koy jéem a seet di ko lijjanti moo tax gis nga adversaire bi si gën a taxaw jom di xool adversaire bi fu mu ne parce que il est rapide son adversaire dafa gaaw ci moom ñooxu ko vraiment rentrer ko dedans carrément muy éviter loolu si gi di ko xool xoolatal ma lii. armée bi ñaari oom ci suuf waaye ba ngay bëri mais xool nag fii dafa am importance nag Apulaay fii da ngay xool ne xoolal ma mbër mi nga xamante ne mooy jóge Thiès tudd ambulance na mu crocheté loxo bay war a dugg loxo bi ko war a sonal daf ko bokk carrément donc loxo bi nga xamante ne moom la armée waroon liggéeyee moo waroon a jàll pour ñëw ci ndigg li pour mu mën a bëri ji loxo boobu daf ko empêché moom adversaire bi daf ko bloqué ndax loxo bi moo indi danger bi daal di koy contrôler carrément ñu nekk suuf ba tey rek mais toujours rek moom son adversaire mi ngi taxaw parce que waa ngi fa gàtt ba pare non seulement ba pare gën a sukk ñaari oom yi nag dafay gën a jaaxle du xam sax ni muy liggéeyee moom ki nga xamante ne moom mooy commando moo tax tey armée posé ko beaucoup d'équations ci combat bi vamos ñu dem léegi nag adversaire bi comprendre nañ léegi nag que ne moom nag dafa war a wàcc suuf nag moom ki nga xamante ne ah exactement xoolal ma lii nag xoolal position bi léegi nag ambulance fekk si na nag ki nga xamante ne moom mooy armée ci bëreem maanaam ñu wàcc jëm ci suuf vamos ñu dem Apulaay ñu sigi ba léegi armée nangul sigi aha armée sigi na léegi nag armée sigi na léegi nag voilà mbokk téléspectateurs yi bu ñu caaxaan demee dëgg des armée ngi bëre combat bi mi ngi bëre à gauche mi ngi bëre à droite mi ngi raam di bëre mi ngi dem di chercher ji xool daf ko embarqué ceinture ko ambulance moomu ko pour yóbbu ko mboot mu indi ko benn sens bi xoolal ma lii loxo armée la de ci suuf nii mu wuti appui xool adversaire bi fa mu gestoo moom tamit ñoom ñaar ñi ngi ci foo xamante ne kenn xamul fu ñu jëm ku gën a nooy ku gën a souple moo ci nar a génn kan moo gën a nooy kan moo gën a souple Apulaay ñu xool ko
ku gën a nooy ci gën a souple xoolal ma lii nag ñoom ñaar da ngay gis ne kon ñoom ñaar ñii dañoo dem ba bëre bay tëdd ñoom ñaar dañoo taxaw di bëre léegi nag ñu ngi tëdd nag ku nekk bu war a tëddee wet ku nekk actuellement sa loxo ndejoor Armé loxo càmmoñam moo ko teree daanu Ambulance loxo ndejooram moo ko teree daanu xoolal ma lamb gi mu feese del kenn amul foo jaar vamos ñu dem xoolal ma lii nag waaw léegi nag mbokk téléspectateurs yi lii ñu wane nii dafa am tuuti coow ndax Ambulance am na 4 appuis wala amul 4 appuis en tout cas de image yi ñuy filmer nii di leen ko won daf ñu wan ne Ambulance benn loxo ndeyjooram mi ngi ci suuf beneen loxo ndeyjoor càmmoñam mi ngi ci suuf beneen oom bi loxo bi mi ngi ci suuf nga gis ne aussi beneen oom baa ngi ci suuf muy 4 appuis dañ ne nag 4 appuis nag jël la arbitre bi mu ngi nii vigilant bu bëgg a dee sëgg di xool mais position bi mu féetee mën na ko xañ combat bi waxal mi dara nag li image yi wane la ñuy wane nga gis ne kon nag kii nag di Armé loxo benn loxo bi mi ngi ci suuf ñaari oom yaa ngi ci suuf mais loxo baa ngi ca ceinture ndigg la nag kon Armé actuellement mi ngi ci 3 appuis Ambulance nekk ci 4 appuis vamos ñu dem jarul ñu guddal coow lu ba léegi fii nag mu sigi wër ko nombo moom Armé yi ngi continué Armé sax même bu waajee amee 4 appuis Armé xamuñ sax li xew mi ngi continué di bëri rek mi ngi ci bëri bi c'est normal ah wër na ko ndomba carrément léegi nag ceinture en arrière mi ngi nii nag carrément Ambulance sëpp ñaari loxo yi bëgg a sigi bëre waa gi laxas ci ndigli ginnaaw bi xool ma amateur yi sax ci ginnaaw ñu ngi bëre xool kii ma ngay ceinture ku nekk vamos ñu dem Apulaay ñu sigi mu yëkkati ba ci kaw Apulaay fii lan mooy problème bi lan moo tax bu ñu ko yëkkatee Fama ba léegi amagul position pour daan ko lan moo tax Fama s'il vous plaît. parce que waa ji poids bi antanu ko. mais waa ji poids bi mais ne croque en chambre bi nag Fama foo koy bàyyi. galgal la ko ci tànk bi kay. galgal bi mu ko galgal nag mooy tax li mu bëgg du ko mën a am. kal na ko carrément il est intelligent xoolal rek. xoolal ma Ambulance bi mu def. bu ñu la wëree ndomb dañ lay conseillé say loxo nga yëkkati ko ci kaw. dañ koy yëkkati ba ci kaw mu yëkkati loxo yi ci kaw. en l'air les 2 bras en l'air ba pare mu def croque en jambe ci ginnaaw lii loxo yi ci kaw nii équilibre la lii moo ko équilibré ba du mu bëgg yóbboo gauche mu teg loxoom bu ko yóbboo droite mu teg loxoom loolu la Ambulance def nii ginnaaw bi ko Armé suqee buddi ko yëkkati ko ba ci kaw di ko jóg ci suuf mu lonk ko ci suuf ba pare yëkkati ñaar loxo yi bëre bi dafa rëy te riche vamos ñu dem fu ñu jëm wàcce na ko ànd moom ci suuf fii dara xew gu ba léegi Fama sànni na ko ci suuf kii di Ambulance samp loxo yi mu dóor 1 2 3 4 voilà mais daf ciy génnaat voilà maintenant mais Apulaay métti na neex na mais Ambulance bi mu war a adversaire am doole dóor yooyu mu doon dóor moo tax adversaire bi rëcc nit ki soo ko wanee ndomba jarul sax ngay dóor intelligence sa bopp ngay utiliser jéem ko daaneel xam nga lan moo sauvé fii ki nga xamante ne moom mooy Armé boppam moo ñuul complètement nii bu tegoon ci suuf mooy perte na combat mais xam nga foo bi taxaw ca loxo bi la tegu moo daloon Balla Bèye ndeysaan Baboy ak la da guerre numéro 2 Baboy waree samp bopp ba te teg loxo ba teg julli ca loolu nag moo tax amul défaite loolu moo tax fii adversaire bi daanu ko benn yoon c'est intelligent quand même mais c'est un combat vraiment palpitant combat bu xamante ne régal la woon vamos ñu dem Apulaay ñu sigi xool même Armé ngi xaru ci tànkam bàyyi ko benn xool mais c'est pas possible très bon combat gars yi apprécié nañu ñaari mbër yaa ngi bëre ñu ngi rey seen bopp padd na ko mu bañ arbitre bi tourné na jargandalu bokk kon sécurité yi lamb gi dafa débordé woon c'était débordé il y avait trop de monde on demande que ça on a besoin du public quand même dañu bëgg lamb gi kan ci borom ki ñu flèche nii reporter la xoolal reporter bi attention femme xoolal ma lii xoolal la mbokk yi nag fii dañ ci war a wax waxaat moom mooy gis nañ ne Ambulance yàbbi na li nga xamante ne moo nekkoon protège-dents bi protège-dents xam nga tricherie yi day am
boo ko yàbbee normalement arbitre bi dafa raté tant que yoroo protège-dents rek waroo bëree c'est-à-dire boo ko yorul kenn du siffler combat bi su waddee dañuy arrêté combat bi ñu gis ne fii ambulance yàbbi na protège-dents bi lu tax mu yàbb protège-dents bi combat bi dafa palpitant en général bu fekkee da ngay noyyi amoo ngelaw da nga xam da ngay en général da ngay ubbi sa gémmiñ pour noyyi donc nag pour mu noyyi nag protège-dents bi da koy gêner mu yàbbi ko léegi yàbbi na ko arbitre rendu ci compte arbitre baa ngi toog pourtant arbitre baa ngi seetaan mais nag am na nag loo xamante ne war nañ ko déplorer fii trop de monde derrière les sacs ñëpp ngi ci ginnaaw sacs yi ah dañoo jege trop sacs yi peut-être pourtant policiers yaa ngi fi mais mënuñ ko dara y avait trop de monde on demande que ça nag mais nag bii nag moom biir enceinte moom dafa war a propre ba mbër yi mën a exprimer wu dafa war a propre ba kenn du am benn ñol-ñol buy am parce que loolu gën na am ci làmb vamos ñu dem Apulaay protège-dents baa ngi ci suuf xoolal ma fii nag reporter ba romboon moo ñëw signalé arbitre bi ne ko protège-dents wadd na. mu ne pour man sëriñu benn mbër bi la. loolu mooy gisal lu mu ngi nii. waaw ñooy di wax arbitre bi donc ngeen xam ne kon boog là c'est grave ah. c'est grave arbitre bi bu demee ba nit ñëw di ko fekk fu mu toog di wax ak moom mooy y avait du désordre ah désordre total moom fii. arbitre bi kenn du ko jige kenn du ko laal kenn warul sax ñëw ci moom nga gis ne kon reporter bi ñëw na ba ñu wax arbitre bi di ko xamal ne ko am na protège-dents bu wadd. kii ku xam làmb la. ñu dem arbitre bi la mooy nekk réaction Mapulaay la réaction de l'arbitre wax na ak moom mu ñëw jël gis ngeen arbitre for na protège-dents bi. waaw moom dawam bu rëy bi pour ba pare téye ko ñu dellu si waat encore gars yi ci combat bi ah. ñu sifflé waat. mais combat bi dafay continuer dara xewagul ba léegi Armé dóor droite dóoraat droite song la bëgg. Armé mais Armé même position mooy ñëwaat rek jàpp na tànk ba. mu ngi cee xaru il doit être fatigué lem na tànk ba mais nag attention. Apulaay fii problème bi mooy. Armé sax moo naam dara mais déedéet xool gannaaw ngemb lañ téye ca gannaaw. waaw ndeysaan. lii nag faa bu ñu la ko defee dañ lay tënk. dañ lay lem. waaw dañ lay tënk mel ni ginnaaw bu ñu tënk dootoo mën demati parce que ak foo loo bari doole waa ji jàllale loxoom ca gannaaw ngemb la ci gannaaw fees yi téye ba pare mbaar sa kaw ak tout le poids bi nga xamante ne moom la kii di ambulance amee tëdd ci kawam ba pare téye ngemb la ci gannaaw daf ko tënk actuellement nii kii nga xamante ne moom mooy Armé amatul dara lu mën def fil dul rek dem daanu ji. mën na nag résister nag wane njàmbaar ñu dem ba xam njàmbaaru Armé fan lay jëmaat vamos ñu dem xool ma nga laxas ci tànkee bañ a bàyyi ba léegi dara amagul ba tey ñi ngi xaar. ambulance tamit ah léegi nag bës na bopp bi laal suuf gis nga lu ndaw mooy victoire bi ah jàpp tànk bi arbitre wala ngemb la mu yóotu ca gannaaw gën a positionné wu mos ko mbaar tëdd ci kawam kon boog gars yi mbokk téléspectateurs yi nii la ki nga xamante mooy ambulance bu Thiès daane ki nga xamante ne moom mooy Armé jël bu set wecc bu amul benn vente lan moo tax faama nag ma jël si waat ci 4 appuis yi 4 appuis daf ñu fi daloon ci diggante Yaxya Jóob Yékini la légende vivante dal ñu ci aussi Balla Gaye numéro 2 mi nga xamante ne c'est un grand champion dafa ñu daloon ci ay rëpp 4 appuis ak bi bàyyi combat bu mu continuer donc fu ñu gisatee lu 4 appuis rek dañ ciy taxaw wax ci pour bañ suba ñu ne 1 2 3 4 4 waxoon na lii fi yaa ngi ci làmb Armé beeg ambulance ba tey non da nga ci nekkoon à fond tellement yii combat la gars yi soxla yii lañ bëgg pourquoi lamb ji fees dell ba tuuti c'est parce que ñaari talent lañ boole kenn ki jóge Thiès fekk ci ki dëkk Ndakaaru macha allah combat boo xamante ne combat bu ñuy laajaat la ki da actuellement am faama combat bu neexee des fois ki daan sax du am importance mooy bala maa dee rek ñuy lewtoo jëmale suba non dama ne combat bu neexee faama comme nii jarul sax ñu naan ki am nous c'est de l'action qu'on veut li lañ bëgg ñun mbégte ba fa am ci doomu aadama rek am ko ci man mi nga xamante ne sama télévision laa toogoon di ko seetaan di wax mbokk spectateurs yi li ñëw moo dàq li passé salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh merci beaucoup mon consultant waaye bala ñoo tëj rek ñu remercier bu baax a baax ki nga xamante ne moom moo ñu defal yu baax yi yu rafet yi defal ñu ñun 12e gaynde parce que dañuy supporter suñu bien dañuy supporter suñu pays donc on veut vraiment vous motiver suñu jàmbaar yooyu na ngeen gagné indil ñu coupe bi fii gën a neex gën a pâche alors ñun ñooy 12e gaynde ah voilà comme ni ngeen koy gisee ñun la
gis nga moo consultant fi mu fële kii nag mooy Chifo alors Chifo by Rio moom moo jaar fii numéro téléphone am ngeen ko mën a am ngeen mën ci commander supporter xale yu jigéen yi bëgg naa ngeen commander ci yéen ak seen monsieur rek defar ba mu baax daal di toog ci salon yi mën a supporter suñu gaynde yi di ngeen am numéro téléphone am ñuy remercier bu baax a baax Platinum numéro téléphone am aussi di ngeen ko am fa may defaree sama bopp à chaque fois di remercier toute l'équipe technique dañuy sonn pour que ñu mën a réaliser émission bi dañ ciy dang-dangi matin bu soir tonton Mbaye Fall une semaine durant la ciy sonn pour que ñu mën a réaliser li nga xamante ni moom mooy émission bi changer concept yi def yu innovant ki nga xam ne moom mooy Apulaay macha allah fi lay yendu tout le temps pour qu'on puisse réaliser cette émission là donc amuñu seen fay ñu ngi leen di remercier bu baax a baax moom ak équipe technique am bi yëpp ku lim day juum ñoom ñëpp A ba Z ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier bu baax a baax a baax di saluer bu baax ki nga xamante ni moom mooy Assane El Capo kooku sama xarit la dëkk xar yàlla actuellement mu nga fële nag di dund yu neex maa ngi koy bisu di ko nuyu bu baax a baax on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne suite des programmes sur la TFM. dama bëggoon a taalifal. waaw dama bëggoon a taalifal ñi nga xam ne ñooy suñu gaynde yi. ok. dañ ne gaynde Njaay. waaw. Fama dama ne gaynde Njaay. gaynde Njaay. muy dàq till. waaw wala muy dàq biche. pënd bay wuri. waaw ci tànk biche ba. jëm ci bëtu gaynde ga. du ko jariñ dara lu dul du ko wàññi lenn dul rek defal ko tusngal. tusngal ay du tee gaynde. su dàqee till dana ko jàpp maîtriser ko def ci moom li mu bëgg donc suñu gaynde yi bonne chance nos encouragements. waroo leen rëbb di sooy soxla indi leen ñu ko fii macha allah. bonne soirée.